salaamaaleykum ñu ngi nuyu képp ku ñuy suivre ci Baol TV Kewel Info ak Dakar Actu Bour Gueweul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ndax nee naa leen lu dul jàmm ko gën tey nag ñu seet si le grand champion doomu Double Less Balla Gaye 2 doomu Géejawaay Balla maa ngi lay nuyu di la ziar doomu Casamance waa dëgg du neex teg ci doomu banlieue pël maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay aussi tamit di am kontaan bu baax ñëw fii bi nga ñëw yàgg Bour Gueweul vraiment kontaan naa suma xol seet na di nuyu ñu lay suivre yëpp di nuyu sénégalais yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq aussi tamit rawatina ci weeru safar gii ñu nekk képp kuy murit maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay rawatina nga doon jullit rawatina nga doon taalibe Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di baalu ñëpp àq di nuyu sumay supporter ak sumay am di jàmm ak ñi nga xamante ne sumay encadrement ak sumay staff ak école de lutte Balla Gaye numéro 1 bu Géejawaay di nuyu suma turando bu baax ak suma papa ak suma yaay ak suma staff Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon di nuyu Aziz sama papa ak Baye Massata Korndiak Bara Gueye Kilingewel Omar Gueye ak Simon maa ngi lay bégg bu baax donc di nuyu ñëpp waa France Italie Espagne Angleterre bàyyiwuma kenn diaspora bi daal maa ngi leen di siyaar di nuyu ancien gloire yëpp di nuyu mbër yëpp ak famille làmb waaw. Peul Fun Time ngeen toogal nee naa leen du yomb tey nag Balla xam nga nee naa la boo toogee ak champion bi nga xamante ne àdduna dañ koo bëgg xale yi bëgg ko di ko tiitaroo kon faaw nga dugg ci carrière bi jaar-jaaru Balla Gaye tey ba ma doon wax sa jaar-jaar ci làmb ji lan nga may wax. waaw jaar-jaar kon ñëpp rek ñoo bokk jaar-jaar mais aussi jaar-jaar yi wuute na rek waaye jaar-jaaru làmb moom ba nekkee mbër da ngay tàmbali nekk di fowantu bëre di jàng soit que mu yàq sa jàng wala ngay jàng métier mu yàq sa jàng métier ba yàlla def nga mujj nekk ci làmb aussi tamit ñu yàq na suñu jàng yàq na suñu métier ba yàlla def ñu aussi tamit ñu commencé dugg ci làmb di ko foowee ba yàlla def ñu champion puis ñu bokk ci famille làmb suñu papa nekk champion d'Afrique def lu ne si làmb aussi tamit def preuve am ba doomam yàlla dogal tey mu bëgg làmb ba nekk ci champion kon donc vraiment kon ñun dañoo bokk làmb ndey ak baay ci gàttal. comme ni nga ko waxee sa papa nekk champion d'Afrique ci làmb doon daanaan ci làmb muy suñu papa Double Less ñu koy ñaanal gudd fan ak wér tey jii nii dañuy gis ba nii sax mbër day doon mbër mais du bëgg doomam doon mbër mais bi ngay dugg ci làmb ji moom réaction am nan la woon ak sa yaay. non sama papa mosul yëg ni sax maa ngi bëre man dama doon bëre di ko làqut ba suñu famille yëpp même sama yaay sax yëgul na sax woon damay bëre donc dama doon entraînement di ko nëbb ndax sama papa lépp li nga xamante ne mooy moom bu jugee def bu génnee ci kër gi avant moo añ day naan ataaya te man maa koy ataaya maay boyal maay def lépp même bu ñëwaatee aussi tamit génn dem blot ñu bu guddi fekkee man maay ataaya maay def lépp kon donc moom bu ñëwee rek jour te gisuma te togguma ataaya dama laaj fan laa nekk ak yu demee noonu waaye yàlla dogal na balaa moo ñëw dinaa pare li may def ñëw toog di ko xaar mu pare ma ataayal ko jox ko li ma koy jox mais moom lépp dama ko nëbb mais bañ tuxoon a Kër Massar mu fekk ma Géejawaay mu yëg ne maa ngi bëri mbapat di toj mbapat yi mais ba léegul xamul sax dañ naan doomu Double Less mais xamul kàlla parce que mosuma ko wax ne damay bëri finalement nag après laa ne ko la yëg ne damay bëri mu ne mooy damay bëri ma ne ko waa mu ne ban écurie nga nekk ma ne ko écurie Waalo école de lutte Balla Gaye 1 mu fayal ma boobu ñu ngi fayal xaw ma 4000 xaw ma 6000 pour inscrit bi ak defar licence loolu la woon après moom moo ma ko fayal vraiment ci la waaw. sa premier combat arène nan la demee woon Balla ak ñaata la ci fayoon. waaw sama premier combat arène 2005 la le 2 janvier 2005 waaw 2005 la ñu fay ma ci 40 000 Samba Laobé ak Samba Laobé bu kees ñu fay ma ci 40 000 vraiment
boobu biñ la fayee 40 000 naka nga gérer 40 000 yi yaax sa staff yaax ñi nga xamante ne ñoo doon topp sa ginnaaw ak jouru combat bi nan la def ci yow. waaw non 40 000 boobu jamono jooju man damay toj mbapat maanaam li may am ci mbapat sax du ma ko am ci làmb parce que boobu suma manager comprendre na ma sama manager Jacques Diène yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ndax boobu moo ma doon manager moo ma daan fekk ci école ba di yëkkati xaalisam di ma may di ma ko jox 40 000 tekkiwuñu dara boobu man rek stade bi rek sama boor bi ma nekk feesal naa ko ak samay supporters kon 40 000 yi amul lenn lu mu la dikkee amul lenn lu mu faj ci man waaw loolu daal war na ne rek am naa contrat mais amul lenn lu mu dikkee ci man ma ciy sant yàlla voilà bëre parce que yàlla dogal na bëri naa ci am naa ci ndam mais 40 000 yi bon du ci dara pour mën a. jaajëf léegi nag comme que génn nañ ci carrière bi ñëw nañ sa diggante ak Samba Laobé bi mooy sa premier combat arène yàlla may la ci ndam ñuy dem ñu naan Balla Gaye succès commencé dugg naka nga géré woon succès boobu en tant que xale nga nekkoon ci yoonu làmb. waaw xam nga ñun tamit ci yàlla dimbali ñu ragal woon trop suñu papa ak suñu entraîneur muy Baye Balla parce que heure entraînement fu mu ñu mën a fekk ci àdduna dañuy bàyyi li ñuy def ñu heure tëdd jot te tëdd wóor vraiment loolu nag moo ñu gën a dimbali suñu carrière yéeguñu succès bi yéeguñu daal parce que am nañu ay kilifa ak suñu waajur yoo xamante ne dañuy teg ci raay bi teg ñu ci yoon moo tax amuñu ci benn pression daal di ci yéeg succès wala di ci yéeg yenn yi parce que suñu xel yëpp mooy objectif moo war a nekk champion suñu objectif mooy waroon nekk roi des arènes kon lii ñu doon ñëw rek lu ndaw la yoon donc voilà. macha allah dinañ ñëw nag si combat yi nga xamante ne weesu nañ ko ak fi nga toll mais balaa loolu dañuy njëkkee ci sa diggante ak Gris Bordeaux njëkkoon ngeen a bëre yàlla may la ndam muy décision arbitre ñu taxawalaat ko ñu ne confirmation lay doon wala ngeen leeral tey ji ñu dem ba ci biir ñu ne Gris nee na day delloo avance bi nga ko déggee nan la def ci yow. non man wax dëgg yàlla man xam nga mooy li nga wax léegi rek bëriwoon nañu yàlla dogal. yàlla moo ma may ndam amul décision arbitre parce que décision arbitre bu fekkoon man kese sax maa si mës a am ndam sax ñu ne waa règlement des sports la règlement jox na ma ndam donc sama ndam la moo xam lu mu munti doon mais aussi tamit yàlla dogal na ñu doon dox suñu combat yàlla dogal mu def taxaw man du man maay décider du man maay joxe benn confirmation aussi tamit ne lii laa war a def wala lee laa war a def samay encadrement la ñuy waxal mel na Aziz waxtaan nañ ci ak Gaston li mu ci wax ak Gaston moom laa ciy déglu moom moo ciy rendre compte man awma leen loo xam ne xam naa ko ci contrat bi loolu Aziz na ma contrat bi am na fi donc ñu ngi xaar jàpp jour wala jàpp date pour ñu mën a confirmer combat bi waaw mais dégg naa coow yu ndaw la loolu ak coow ak làmb ñoo ànd waaw loolu dara. mais moom nee na xanaa beneen promoteur lay bëreel ci yow mais bu nekkee Père Gas rek dootu ko bëri est-ce que jàppoo ne tamit coow li fi amoon sa diggante ak Modou Lo Gaston ak Aziz ñoo tëgg combat bi loolu la dem ba ci biir moo tax mu delloo avance bi. non xam nga làmb moom c'est que du question Gaston ak Aziz wala nangam non loolu boo gis nga promoteurs yi ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay mbër yi aussi tamit ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay Balla Gaye mbër la ko ñëpp. comprendre nga mais ça n'est rien à voir ak Aziz moo def lii wala Aziz moo def la Aziz dafa nekk ci liggéeyam encadré Balla Gaye dénk ko boppam li am solo lépp lu mu ciy waxtaan na ci waxtaan ak man ak asaf bi combat bi Gaston Mbengue moo tëgg combat bi wax ak Aziz ba li may wax ñun accord la ñu am accord xam nga accord waaw lañ ci am quoi en fait waaw donc moom lañ ci am ba léegi li ñu war a def sax defuñu ko mais comme Gaston suñu papa la waxtaan naa ak sama kilifa tamit accord bi mu ma jox moom laay gëm te moom laay xaar mais du leneen daal. mais Balla tungu ne du teew ñuy nataal ñii na jot nga avance ñii na jotoo avance lan nga ñu mën a wax avance baa ngi ci yéen wala avance bi ba tey jotagu leen ci. bon xam nga bu ñu waxlee yàlla rek boo joxee nit accord rek daanaka mën nga ne jot nga avance parce que accord la mais du benn kon nu mu lay Gaston expliqué rek ci confirmation bi lañ nekk jox nañ ñu chèque bi retiré guñ ko donc vraiment man daal amul lu ma ci wax ndax xam naa ne jàpp naa ne am naa combat ndax du benn yoon du ñaari yoon laa sekk ak Gaston contrat
waaw man yàqamti moo aussi tamit ba naan ko jox ma lii wala ma commencé lii wala nangam non dama ne ko bu saison bi tijjee waxtaan na seeg sama kilifa loolu sax mënu ma cee sori lu bëri sax ndax lu ci bëri xaw ma ko donc lu ma la ci wax rek waxuma dëgg te bëgguma di avancer ci wax jooju mu mel ni comme si que man dama cee xam en 100% parce que su ma estaf cuune wuñu benn cuune boo xamante ne dañuy def loo xamante ne ëllëg dañ ciy topp ci ginnaaw promoteur wala nangam donc vraiment man daal accord laa am samay entraîneur sumay encadrement joxe nañu accord bi loolu laa ci am te maa ngi xaar accord voilà. nga nekk champion ba tey comme ñeneen ñi ni ñu nekkee champion nga toog ci li nga xamante ne mooy victoire en plus nga année blanche tey jii nii saison bi ci ubbi la jëm ñi nga waroon bëreel ñëpp am nañ combat tey mun nañ ne Gris moo fi des pour nga bëri ak moom est-ce que du la gàllankoor nga année blanche boo année blanche encore du la def dara. non année blanche amu fi maanaam saison bi kay da nga naan confirmation bi moo sonn ñëpp ren kenn bëriwul. moo tax man la saison baa ngi ñëwaat pour. maa ngi waajee bi man ba léegi bu ma nee joxe naa accord am naa combat sama combat yàquwul déggoo leen ñu ne Balla Gaye. benn lam du kandang. non benn lam du kandang xam nga tey bu fekkoon ne accord mooy boo bëggee dégg-dégg benn lam du kandang loolu problème la loolu c'est des détails pour ñoom ñaar waaw loolu ak làmb ñu ànd mais Balla Gaye Gris Bordeaux ñëpp xam nañ ne taxaw na donc ku lekk avance tamit aussi tamit xam nga ne lekk nga avance mais aussi tamit bëgguma ci sax loolu mënut a ñàkk parce que àdduna moo demee noonu loolu réeroo la rek ci entre Gaston ak Gris maa ngi ñaan yàlla aussi tamit ak fi làmb toll xuloo waruñu jàppante waruñu nañu waxtaanaat xam nga jéem a gérer ñi ñu war a gérer ñoom ñaar parce que réeroo rek moo am pour man loolu laa mën a jàpp réeroo la aussi bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg-léeg nga mat sa làmmiñ te doo ko tey te Gaston yàgg na tëggal Gris yàgg na bëre Gaston kon loolu gisuma fi tey benn affaire boo xamante ne mooy loolu réeroo am na mais Balla Gaye ak Gris Bordeaux taxaw na loolu amul leneen. ba tey ci coowu làmb ji Balla Boy Niang la gars yi ëppoon li ñuy wax ba ci amateurs yi ñi nga xamante ne ñooy supporters yi ñii naan du combat ñii naan combat la par la suite ñu ne Balla Gris Bordeaux moo taxaw la moo tax ngeen écarté Boy Niang dem song ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux Boy Niang arrangé wu leen wala dafa jotagul. làmb kenn moomu ko bay écarté kenn man de moom ma làmb ji keneen ak keneen moomul làmb ji tey loo fi mënti wax man am naa combat. boo mu dugalee ci beneen gaam nag ma indi ay problème du dëgg sama combat rek laa mën a concentré ci laa la mën a wax ndax yow parce que tey yaa ngi wax ni fi nekk nii yow combat yi yëpp taxaw na yoo koy waxal ci waxtaanu combat yi rek waaye combat yëpp taxaw na. kon ñu ñëw ci combat Balla Gaye yi passé ci Modou Lo Balla Gaye laay njëkkee Balla Gaye Modou Lo heure buñ tasee day métti. mu doon dër bi ba gars yi ne Balla dafa xam Modou Lo ba buñ tasee day yomb sa côté ñu ñëwaat ci Balla Gaye Eumeu Sène mais ci Balla Gaye Modou Lo la ñuy desandi ba tey yow ak Modou Lo la moo tax saa bu ngeen tasee yaa ak Modou Lo rek affaire bi dafay yomb sa côté da nga xam sara xam wala da nga xam fi ngay jaar Modou Lo wala lan mooy problème bi yéen ñaar seen. waaw yéegi yomb ci ban côté maanaam. ci bëre bi. ñaar deuxième fois bi dañ ne woon 1-1 lay doon nga ñëw nga ne 2-0 nga def 2-0. waa léegi saraxu Modou Lo nga xam wala Modou Lo da nga xam fi nga koy jaar wala lan la bu ma paree ma ñëw ci yow ak Eumeu Sène. waaw làmb xam nga làmb moom da ngay am combat ànd ak say mbokk ànd ak say encadreur yàlla moo dogal ne Modou Lo dama koy daan 2 fois loolu kese la mais du question saraxam yàlla suñu borom moo ne lii nit da koy jaar-jaaram lii na ci am man daan nañ ma 2 fois mais teewul dara damay toog rek muñ ta xam ne lii la yàlla dogal. mais loolu du question sarax du question dara suñu borom moo namoon ne rek Modou Lo dinaa ko daan 2 fois mais du ci gën ay sarax la wala day yomb ci man non non parce que tey combat bi waaw parce que combat bu ñu bëree nekkul combat bi yomb aussi yàlla moo ko ci doon rek waaw. ñu dem ci diggante Balla Eumeu Sène yow it ñu gis ne sa champion àdduna yëpp nangu nañ ko mais benn côté fan sa Eumeu Sène yi ba tey nanguwuñ ne yow champion nga ci kaw Eumeu Sène. mën nañ xam tamit saa boo tasee Eumeu Sène lan moo lay gàllankoor wala lan moo lay manqué ba tax saa boo ñëwee tey nga yaakaar ne tey ngay am ndam jour boobu nga koy ñàkk si ñaari combat yi. waaw mooy li ma la wax rek kon ni ma amee ndam 2 fois ci fee donc noonu laa ko perte ci
2 fois donc du dëgg làmb la dama waroon perte naa ko man pour man jàpp loolu laa jàpp dama waroon perte ne moom Eumeu Sène dina ma daan 2 fois daan na ma 2 fois loolu kese la mais du. am na même bu fekkee ne yow daanu nga sax ñàkk nga ko war na am li tax nga ne lii moo tax wala ndax dara boo ko dindee faaw nga teg fa dara dëgg du neex. waaw mooy xam nga sànq da nga wax may la 2 fois laa daan Modou Lo nga ne dafa yomb may la yombul yàlla moo ko dogal Eumeu Sène daan ma 2 fois Modou Lo daan Eumeu Sène 2 fois xam nga ñun ñëpp dañuy nangu ne yàlla suñu borom moo dogal lii te ni ma koy nangee ñoom it noonu lañ koy nangoo. waaw léegi kon léegi d'accord ni nga koy nangoo ñoom noonu lañ koy nangoo léegi kon yéen ñett ñooñu damaa bëgg xam léegi kan moo ciy champion bi yow Modou Lo Eumeu Sène. foofu noonu champion amu fa. non 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 parce que kenn ku nekk daan na morom 2 fois. kon est-ce que jotul ñu defal leen tournoi P génn 2 génn 3 génn ku nekk xam foo féete. waaw loolu xanaa mu nekk mais xam nga par exemple ñun ñett ñëpp kenn ku nekk daan na morom 2 fois mënoo fa lim kenn si ñun ñi ne champion moo fay champion diw mooy champion diw boo waxee fii am na ku la mën a waxal fii am na ku la mën a waxal fii donc xanaa li nga wax rek bu yàlla dogaloon tey ñu def tournoi nga xam ne lii tournoi la loolu la ci la ñu mën a génne champion quoi. foo nga lebi banque def tournoi bi tëgg ko foofa toj def ko Peul Production. ah kon baax na. du noonu léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy taxawaayu Balla ci làmb ji tey ba ma doon wax sa taxawaay ci làmb ji est-ce que jotul ngeen liggéey ak promoteur maanaam mu jaral la nga génne sa xaalis promoteur bi génne xaalisam ngeen ut combat maanaam année balance jeex ci làmb ji. non année balance xam nga période bu nekk ak la cay xew at bu nekk ak la cay xew tey ren mun na dàq maanaam tey mun na neex trop ba nga yaakaar ne déwén mooy gën a neex mu gën a naqari tey mun nga yeewu ak cawarte ak kontaan suba doo yeewu ak cawarte kontaan àdduna moo demee noonu boo ko jàppee noonu doo sonn nañ jàpp ne daal làmb promoteur moo koy tëgg mooy fay ñaari mbëri yàlla jàppale ko mu tëgg combat bi am ci ndam am ci réussir ndax ñun loolu lay ñaan yàlla waaw ñaan nañ yàlla képp ku tëgg làmb rek mu am ci réussir des fois moom mooy li nga wax rëq-rëq mënu ci am parce que ay détails ak làmb ñoo ànd làmb coow la commencé ca coow lay jeexee. mais des fois ma gis mbër bëgg a bëre ak mbër wàññi cachet dolli mbër boobu bëre pour sauver làmb. ban mbër la kii ne dégg naa da ko doon def dégg nag laa ci am. waaw man de wax dëgg yàlla man de mosuma ko def nag ndax man xam naa ne daal làmb mën na am par exemple tey yow promoteur bi nga tëgg ay combat yu bëri am ci problème mu leer na lii day métti mën naa wàññi suma kase ndax ngir moom mu jëm bis bi am solo daal maanaam bañ ko indi benn gàllankoor waaw loolu mos naa ko def mais daal wax dëgg yàlla jàpp naa ne daal làmb toll ay kase wala nangam làmb nañ ñëpp jàppalante sa bopp nga def ko boo defee ni sa bopp def ko keneen ak promoteur bi jàmm ngay am waaw nañ jàppalante rek ñoom la. léegi nan la ñuy def ba sauver làmb ji ambiance su Balla ambiance su Eumeu ambiance su Modou loolu yëpp ñëwaat ba làmb ji nekkaat ci biir xolu nit ñi comme ni mu fa nekkee woon avant. làmb ngi ci biir xolu nit ñi làmb ji mosu culture la boo xamante ne ñun ñoo ko moom suñu bopp nekk lu ñu jéggi maanaam jéggi xaw ma koy waxee jéggi waan xaw ma maanaam dafa nekk loo xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo koy dund ñoo ko xam yàlla moo ñu ko jagleel fii ci Sénégal donc làmb mënul dañ ci xolu doomu aadama yi. waaw xëy na làmb moo toll période la boo xamante ne ren day neex déwén mu gën a neex période bii ñu nekk nii làmb dafa xaw a am tuuti problème mooy que combat yi bëri taxawul promoteurs yi bëri tëgguñu déwén mën nga gis promoteurs yi làmb yi ñëpp mbër yëpp bëri nga ne làmb jaax na làmb neex na loolu mooy àdduna dañ ko jàppee noonu rek. mais tamit sa diggante ak Eumeu Sène tey moom mun na ko bañ. yow it mun nga ko bañ mais dafa nekk loo xamante ne amateurs yi ñoo ko bëgg ba tey dafa des ci xolu ñi nga xamante ne mooy sénégalais ñiy dund làmb est-ce que yaa ngi bàyyi xel un jour viendra revanche boobu faaw mu am jàppoo ne moom waxi mbër la doon wax peut-être après day jeex ngeen bërewaat. non xam nga man moom wax dëgg yàlla pël man lu ma la wax sama àdduna man na lii laay def xanaa tey bu ma ci waxtaan ak balaa maa wax dara bokk exemple sama bopp laay wax de bu ma ci waxtaan ak sama staff bañ nangul ma ko. mokkase ba génnee sama laaj man dootuma ci dama naan loolu mooy am ndegam nee na suñu borom kon jàpp naa ne daal yàlla dogal na ne tey suñu combat maak moom ñaari yoon lay am wax na ko
donc dañ ko koy nangul rek loolu ak sport ñoo ànd. waa dégg man dama laa cax man sama bopp laa la wax bul à aucun cas lu mu changé boo ci waxtaan ak man bu ma ci waxtaan ak sama staff war ak ñi nga xamante ne ñoom laay liggéeyal waaw bu ma ko waxee ci rajo wala ci télé wala lu mu mënti doon non dama naan noonu dootul amati mais bu ma ko waxee nag sama coobare bopp wala mbalag la mën naa ko sama coobare bopp te waxtaan ma ak sama staff voilà mu ngi wax la mais comme par exemple daal comme wax na loolu daal amoon wax dëgg yàlla aw ma ci kàddu aw ma ci parole boo xamante ne dama ko ci wax waaw. nan lañ xaar troisième combat Balla Gaye Modou Lo. yàlla xam. làmb moom coach bi wax na ci. waaw xam nga làmb moom fekk yaa ngi nekk mbër di bëre lu ne mën naa xew lu ne mën naa am man loolu laa ko jàpp te man mbër la nekk ci làmb ji lu ne mën naa xew lu ne mën naa am. mais coach bi nee na pare nga ci daan Modou Lo ndax léegi moo ko yor. ah man de yow loolu ci yow laa ko déggee de ah man yaa ci yow laa ko déggee. yaa ko gën a dégg. xam nga man waxuma ko man moom taxawuma mu taxaw mu wax ma ko. ci réseaux sociaux la du privé réseaux sociaux yi la dugg. ah yee loolu yaa ma ko wax de man de yëguma ko nag. comme que man maa la ko wax maa koy assumé léegi loolu naka nga ko jàngatee yow lan la da ngeen am problème yéen ñaar wala lan mooy wala li nga bàyyi ci moom la wala lan moo tax. non non kooku du sama entraîneur de kooku mosul nekk sama entraîneur dañ doon tase olympique rek wax dëgg yàlla gii bu may sporé ba pare mu bëgg a jël ay séquences affaires yooyu quoi benn yoon boobu la xam nga ñaari yoon mais du sama entraîneur de wax dëgg yàlla dëgg rek man am na ay entraîneur boxe ba ma yàggee làmb def bëre ak làmb yàgg na aussi depuis ma am 17 ans xaw ma 18 ans ba léegi maa ngi bëre man xaadim moo nekk suma coach boxe te avant ma xaadim di ko nekk Baye Balla boxeur champion du monde la champion d'Afrique la moo doon jàngal boxe ak Moussa Anne ak Ousmane Ndiaye mi nga xamante ma nekkoon CDEPS bu Guédiawaye bu ñu fa jógee après xaadim moo ñu nekk suñu entraîneur complet boo xam bu ñu amee combat bu ñu amul combat moom moo ñu entraîné coach musculation yi gii moo ñu entraîné ak lens bi nga xamante ne moo nekk cité Aline Sow di nuyuwaale Diorin bi nga xam ne salle bi nga xam moo fa nekk wax dëgg yàlla ak gars yi fa nekk yëpp et puis di jaawale aussi tamit Daouda Seck mi nga xamante ne yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana yi yàlla yokki leeram te xam ne géejawaay gi yëpp wax dëgg yàlla perte nañu ñàkk nañ nit ku baax nit ku yiw nit ku am colère nit ku koo xamante ne vraiment monument la quoi monument la ci géejawaay waaw mais kooku du suma entraîneur wax dëgg yàlla vraiment. carrière Balla Mbapat ba arène ba roi des arènes lan moo la ci mos a métti ci làmb ji. ah làmb de est-ce que war naa ci wax lu ma métti. ci sa côté ci sama côté. ci ñu daan la wala nga daan wala nga am problème wala lan. ci lépp yaay xool rek lan moo la ci mos a arrivé loo xamante ne da lay choqué. waaw métier bi moom xam nga métier bi léeg-léeg nga am loo ci neex léeg-léeg nga am ci lu la neex am ci lu la naqari pël yaa ngi réeré léeg-léeg nga am ci lu la neex léeg-léeg nga am ci lu la naqari. buur nee na sa xarit sa mag dañ koo sàcc iPhone 11 sàcc xaalisam mu ngi koy ñaxtu fu ne mu ngi koy ñaxtu si réseaux sociaux yi Instagram liiru jaar. waaw mais àdduna noonu sàcc bi day waar. xam nga liiru star la te yàlla def na mu nekk monument Guédiawaye te ñëpp xam nañ ko ku laal liiru rek moom daanaka am nga problème bu du jeex ndax liiru moom boo ko laalee jàpp nga ne Sénégal yëpp nga laal rawatina nga jël alalam ah sàcc bi nag def na lu ñaaw nag mënoon naa bañ sama yëfu grand bi mu bàyyi ko te bàyyi ko grand bi moom grand jantal grand la taalibe Serigne Touba la taalibe Cheikh Rafal la xam naa ndeysaan sa gars yi waa ji jël affaire bi delloo ko ak tablette bi doom ji wax na papa ji wax na delloo suñu yëf man wax naa delloo ñu suñu yëf teg ko foofu nànk rek ñun dañ ko jël nga dem quoi voilà. waaw tey nag du ma toogee yow en tant que mbër dañuy toog ma yow en tant que amateur nga décortiquer ma lamb yi wala nga analyser ma lamb yi ñëw nii ñu njëkkee ci guy gi rëg-rëg. waaw guy gi champion la rëg-rëg champion la vraiment daal ay mbër lañ yoo xamante ne combat bu neex di nga ko ci gis combat bu neex di nga ko ci gis parce que combat bu rëg-rëg bëggoon la lu yàgg combat la aussi tamit bu guy gi bëggoon la lu yàgg xëy na yàlla mu ngi dogal ñu ngi doog a taxaw mais combat la boo xamante ne daal combat bu neex la naa doon incha allah. mais combat guy gi rëg-rëg taxaw na mais dafa am feneen fu ñu ko doon séentu
muy Reug Reug Sa Thiès nee nañ Sa Thiès daa daw avance boobu ndax risque la lan nga mën a leeralal loolu ci gars yi wax loolu da koo daw wala daw. Sa Thiès xaalisu làmb lañ ko ngénte moo man mi la lay daw ci ay Reug Reug Sa Thiès du daw sax ak kum mënti doon Salif di xale bu ndaw làmb nekk métier dafa am ay saf am ay encadrement dépassé na fu muy déwén ba kon ñun ñoo koy njëkk rendi sax. waaw. mais nee nañ kase bi kase Reug Reug moo ëppoon kase ma. non Sa Thiès li mu mujjee fekku Sa Thiès moom ci ay génération boo bëggee dégg-dëgg kenn kuy tax ngemb si génération ëppul bu la ëppul kase ëppoo kase. non maanaam dañ ne moo Reug Reug kase biñ ko ci fayoon moo ëpp jamono ji kase biñ ko fay ci diggante moom ak Garga. non kooku fay ñu ko dara ay wax la rek boobu gars yi ñooy wax nii rek di discuter amul sax waxtaan kooku da ko woo rek mu ne ko maa ngi lay xaar mu ne ko am naa ay mag am naa ay saf mais kenn ñëwul sax wax naan proposé ko benn kase ku la ko wax waxul dëgg. léegi ñu dem ci moom Sa Thiès ak Garga Mbossé combat boobu gars yi ne taxaw na ñii ne taxawul mais bés bu leeree lan nga ma mun a jox ci combat boobu sa analyse. mooy li ma la wax rek xam nga tey fi nekk làmb ji promoteurs yi dañoo joxe seen accord nga joxe accord moom itamit c'est la même chose ba léegi amul leen loo xamante ne rek ñoom ñaar waxtaan nañ ko ba war a juboo ba war a tënk ba war a joxe avance kon lu ñëwagul nag aussi tamit doo ci mën a commentaire ba di ci wax voilà. waaw mais Garga 2 Mama Lamine sa booy ñoom ñaar tamit làmb ji taxaw na ñii ne Garga dafa diis ci Mama Lamine Mama bu daanee Garga 2 ndaanaan lay doon mais tamit bu Garga daanee du bett kenn te tamit combat boobu lan nga ñu ci mën a wax diggante Mama Lamine ak Garga. waaw ndeysaan wax nga combat bu neex ñaari bërekat ñaari ndaanaan parce que Garga képp koo xam bëreem dafa rapide Mama Lamine na ko danuma gën a gaaw néewit dinañ xeex dinañ bëre combat la boo xamante ne daal combat rapproché boo xam ne kii du daw kii du daw te dinañu bëre ba naaw di nga gis combat bu gaaw bu jële bi di am day gaaw wala soit que ñu bëre bu neex bëre ci kaw bëre suuf combat bu neex la waaw. ñu dem ci Mbaye Gouy Gui ak Mame Balla ñoom tamit combat bi déjà gis nga ne coow li commencé woon na bëri corona bi ñëw yàq ko combat boobu tey noonu combat boobu tamit non ndogal la rek xam nga àdduna moom feebar bi moo tax donc nag ñëpp nangu ne rek feebar bi la amul problème et combat bu neex la maamal la kii ñu tudd Mbaye Gouy Gui champion la na respecté Mame Balla du cuune Mame Balla du cuune na xam ne waaw na xam ne Mame Balla du cuune tolof nag mu ñàkk ci làmb Mbaye Gouy Gui maa ngi koy gis ñoom ñaar mais na ko respecté waaw na ko jox cër bu baax Mbaye nag mbër la xale la xëy na peut-être yëfu xale lay dexee sañ-sañ la lépp doy mais en tout cas daal combat bu neex la aussi tamit ndax moom am na sañ-sañ yu bëre kii am na sañ-sañ yu bëre kon combat la boo xamante ne ñoom ñaar combat bu kenn foogul moom non dinañ ko gis ba moytu sax xeex ba sax du demee noonu bëre bi la ma yëpp waaw gisuma ci sax xeex nag ndax bëre laa ci gis ñoom ñaar. ñu dem ci fils de Balla maanaam doomu Balla ak ki nga xamante ne mooy général bu Malika ñaari xale yooyu tamit làmb ji bëri woon na fi coow boobu tamit lan nga ma ci mën a wax. fils de Balla ak général bu Malika waaw ñoom ñaar ñëpp nag ay champion lañ nekk ay xale yu war a génn fekk si gars yi donc général Malika nekk champion ñun nangul ko fils de Balla nekk champion aussi tamit ñun nangul ko ci li muy def mu mun ko wóolu ko fonk ko fils de Balla tamit na ko danuma ñoom ñaar aussi tamit ñu nekk ay xale maa ngi leen di ñaanal daal làmb boole na leen ñu ngi ñaan yàlla ci bis ba li ñu leen di doyee yàlla dogal tey ñu wane ko maanaam ñu wane ko ci lépp parce que ay mbër la ñoo xam ne ay champion lañu dañoo war a wane seen bopp bëgg a dugg fi gars yi dugg bëgg a àgg fi gars yi àgg kon combat bu neex la aussi tamit. ñu dem ci ñor tàbbee gën gësam ak Sakandé muy Boy Niang Tapha Tine ku nekk sa solo gaa Boy Niang nee na ñor tàbbi moo gën gësam Tapha Tine ne Sakandé. ma dama dégg. Boy Niang nee na ñor tàbbi moo gën gësam Tapha Tine ne Sakandé ñoom ñaar seen combat taxaw na. ñor tàbbi moo gën yëngal gësam. ñor tàbbi moo gën gësam. waaw ñor tàbbi moo gën gësam. waaw maanaam bu ñoree rek day daanu.
ëllëg nga koy gësam. waaw loolu de wax olof la de. kenn Sakandé. Sakandé waaw ndaw combat bu neex. combat bu Sakandé combat du ko dàq. xam nga Sakandé. man xamuma. Sakandé nee nañ benn garab bu nekk ci àll la. ma ne combat boobu. combat du ko dàq. combat la combat boo xamante ne si. combat mënu ko dàq ci saison ren bii ñu jëm incha allah ci 2021 bi. kii favori ah borom favori tamit man de du ma ne diw bu neex a neex a neex a neex bu diiree tuuti moom dina neex waaye nag bu gaawee tamit mën na neex. bu gaawee ci kan lay neex. ci ñoom bu gaawee ci kan lay neex maanaam bu gaawee donc ku la gën a oyof dàq lay def ay affaires yu sew mun na am ndam waaw affaire yu sew ay cas rek waaw yaa ngi dégg waaw ñoom ceen ay cas yaa ngi dégg mais beneen bi daal combat bi sax man gëm moom mu gaaw parce que gëm naa ne daal ñoom ñaar ñëpp ku respecté seen adversaire la ñoom ñaar ñëpp Boy Niang day joxe cër day xaar Tapha day joxe cër day xaar lu mu gis day def lu mu gisul du ko def Boy Niang aussi tamit c'est la même chose waaye daal jàpp na ne daal boo bëggee dégg-dégg combat du leen dàq. macha allah maa ngi lay jaajëfal mais nag dafa am lu fi xew Balla ci jafe-jafe làmb ci jeune lutteurs yi am na ñi fi ndeysaan ñi fi yàlla jëlee yàlla na leen yàlla yërëm ku ci mel ni Jules Balde Junior ku ci mel ni Boy Lo ku ci mel ni Papa Yade tey nag dafa am beneen cas bu am mooy Boy Malika ñu agressé woon ko ca weeri koor ba ñu tiire ko bal bi ñu ko tiiree bal depuis loolu nag gisaguñ mbëri def ci benn effort tey jii xam nga dañuy toog ba affaire yi trop tard ñu naan oh su ma yëgoon comme li ko gars yi di waxee rek Sénégal dañoo mën a jënd nagu dëj mais mënuñoo jàppale nit est-ce que jotul ñu jàppale booy bi balaa leneen di xew ku nekk di rëccu. waaw ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit ku ci xam nga jàppale du force il faut que nit ñi xam loolu ak comprendre jàppale du force waaye ku am yërmande aussi tamit am xol bu laabir bëriwul ci àdduna am na ñoo xam ne mën nañ joxe sax te bëgguñu kenn xam ko am na ñoo xam tamit aussi tamit dañuy am famille am njaboot mais kon cas bi li nga wax nii ah metti na xale la làmb la yaakaar ñu agressé ko ñu ngi ñaan yàlla président Gris Bordeaux xam naa na ànd ak association bi après dem kon moom li nga xamante mooy lépp li nga xamante ne rek vraiment ay ñoom lees numéro 2 ay ñoom Lansana ñoom bu ñu déggee si groupe bi nga xamante ne ñoo ko bokk bu ñu ko yéegee lépp lu ñu ci war a def moom dinañ ci ànd ak président Gris Bordeaux dem def ko fa loolu la quoi ñu ñaan yàlla aussi képp ku ci mbër nga am sa loxo jot sa ginnaaw rek après nga jàppale ko te yàlla rek tax waaw ku ci def aussi tamit yàlla non pas sa bopp yàlla rek la ku ci def na nga defal yàlla te yàlla rek tax parce que doomu aadama bi moom yàlla rek moo ko sàkk moo la sàkk ko képp lu ci waay di def rek na di waay def te yàlla rek tax ñu ngi ñaan yàlla di lancer appel ñëpp nag ñu jàppale ko ñu mun a faju vraiment gis naa général Malika ak waa Malika yëpp génn aussi tamit soutenir ko di ko jàppale kon ñu ngi ñaan ñëpp nag wax dëgg yàlla même bu dul mbër sax ak ku mu munti doom ngay def lu baax rek nga jàppale ko mu faju ak jàmm. boo amee conseil booy jox mbër yi tey ak képp kuy jeune rek lan nga leen gën a ñaax. waaw maa ngi ñaax jeunes yëpp ñu gëm seen bopp nangoo liggéey respecter seen bopp xam ñooy kan xam seen bopp aussi man daal loolu lay lancer appel di ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi jëm ci màggal Touba nag ñu ñaan yàlla ñu fekkee ko ak jàmm dem ci jàmm ñëw ci jàmm di wax chauffeur yi dal nànk Touba sorewul na ñëpp def nànk ñu àgg ci jàmm teel a dem nag jëfe ndigal bàyyi tere parce que tey boo bëggee doon taalibe Serigne Touba jëfe ndigal bàyyi tere lu Serigne bi wax nga ànd seeg moom kon maa ngi koy jox ñëpp wax nag chauffeur yi sax laay wax dëgg yàlla ñu daw nànk rek waaw ñu wut ñaari chauffeur wala ñett chauffeur teg ci wetu kii ci sonnee sa waay ñu ne la kaay nga dawal waaw boo sonnee ba mu waaw effectivement bu kenn dawalee ba sonn bu kenn mënatul mu ñëw kenn ki ñëw yéeg bu ñu ko defee daal incha allah xam naa rëq-rëq yi mën na bañ a am incha allah. waaw maa ngi lay jaajëfal di la kontaane di la ñaanal jàmm ma bàyyiwaat la rek nga tàggatoo ko suñu mbokk internet yi ak fans yi ak soppe yi. waaw maa ngi gërëmaat ñëpp
di santaan ñëpp di wax aussi yàlla na jàmm yàgg Sénégal di wax aussi tamit feebar bii di mbas yàlla na dem ak jàmm ñu mën a àggali lépp li nga xamante mooy activités yi nga xamante moo nekk fii ci réew mi di nuyuwaat ñëpp rek di santaan ñëpp di bëggee ñëpp yow di la bëggee di bëggee aussi tamit sa site bi nga xamante ne vraiment yaa ngi ci def sa liggéey di ci def sawaar yàlla na la yàlla jàppale te taxawu la. merci. voilà ñoo ko gisandoor newoon naa leen tey ci Balla Gaye laa ñëw fils de Double Less maa ngi koy jaajëfal di ko kontaane di ko ñaanal jàmm ndax nag dëgg du neex mënoon naa ko woo mu jaay ma star ne ma awma temps ndax ku ne xam na ne kenn amul jot mu bàyyi temps yëpp wax dëgg recevoir ñu kon kooku awma lu dul di ko ñaanal jàmm di ko delloo njukkal di ko sargal di ñaanal ñëpp jàmm nag képp ku ñuy suivre ñu ngi lay ñaanal jàmm di la bégee di la kontaanee di wax ne lu dul jàmm jàmm ko gën. saraax ba biir Kaolack ndangaan ziar sama ñaari frère sama ñaari xarit muy Cheikh Niass sëtu Cheikh Ibrahima Niass boobu di doomu yaayu Cheikh Baye Diallo ñooñu nee naa la bi ñu jàppee ba tey bàyyiwuñ xam naa seen yéene ci man seen taxawaay ba tax ma leen di ñaanal gudd fan wér ak wérle nee naa la jàpp taw bàyyi as goro ko moom te dama naan la Cheikh Niass ak Cheikh Baye Diallo kenn du ñoom ay góor lañ ay garmi lañ ay garanti lañ yàlla seen jàmm yàgg ma leen di ñaanal gudd fan ak wér yéen a xam lu ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal xam naa seen yéene ci man te tamit gis naa seen taxawaay ci man jërëjëf yàlla na ma leen maam Baye Niass fayal seen xol barki yonent bi di jaajëfal xayta coiffure wax dëgg neex yàlla ñoo mag yee ba mu mun a jàkkaarloo wax yéen di bëggee ñëpp yàlla jàmm yàgg